RFM Matin. RFM Matin. Émission bi yeewu Sénégal. RFM Matin 7h40 sunu gan Moustapha Diop salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. yow yaay directeur général adjoint Sedima abattoir benn ci bànqaasu groupe Sedima la mi nga xam ni coow da ko topp ci wàllu suuf ca Ndengeleer ay hectares bu groupe bi moom foofa ñu dëkk ca dëkk ba ne loola duñ ko nangu yéen waa Sedima ngeen jël suuf sa noona ngeen ni am ngeen ci kayit titre foncier la sax nu ngeen def ba moom suuf soosa. jërëjëf maa ngi lay nuyu Babacar di la sant ci dalal bi nga ma dalal ce matin di rectifier rek ndaxte coow li ñuy wax newul Ndengeleer waaye suuf suñu moom am ko mu nekk ci papier yu leer Jilaax la nekk donc ña dëkk Ndengeleer bu ñu nee Sedima dafa jël suufu Ndengeleer je pense que wax ju jaxasoo la rek parce que wax bu jógandoo kenn dootul xam fu mu féete mais en réalité le terrain newul Ndengeleer mais village de Jilaax la ne dans la commune de Sindia. léegi ña dëkk Ndengeleer kon ñoom luñ coy wax nu ngeen ko gisee ndax ñoom nee ñu seen suufa. waaw ñi dëkk Ndengeleer xam nga village yu sorewul village yu Jilaax ak Ndengeleer c'est 6,12 kilomètres donc bi nga xamante ni Sedima ñëw na foofu ci suuf si ñu jox ko mu jaar yoon ak ay papiers yu leer. loolu kañ la ban at. loolu 2012 la donc bi mu yoree kayitam yor affectation mu def commencer les travaux de terrassement parce que foofu il faut le rappeler et ce serait important que les gens comprennent que l'opinion comprenne nit ñaa ngi jaxase waaye la fa newoon à l'origine c'était une brousse àll bu dara nekkul woon ay garab ay moo fa newoon ba fees ay guy entre autres donc du woon tool boo xamante ne ni dañ ko doon bay nit mosu fa bay et ça je pense que bu ñu dégloo sax li ci maire Sindia wax dina gën a leer donc àll bu yaatu la woon Sedima ñëw terrassé dindi la fa ne daaneel garab yi dessouché tàllal terrain ba nga xamante ni mën nañ ko exploiter donc foofu la waa Ndengeleer ñëw occuper espace bi commencé ko utiliser ak Sedima boobu ñun commencé guñu tax dañ doon def en phase expérimentale donc rapport de bon voisinage yooyu moo waral ñu bàyyi leen ñu commencé bay nekk ci pendant des années mais mësul am problème de ku moom. coow li mooy est-ce que ni ngeen jëlee suuf si aw na yoon. waaw aw na yoon ndax aw yoon weesuwul nga def exprimer un besoin ña nga xamante ni ñoo nekk ci localité bi jox la ko ci kayit yu ñu reconnaître muy collectivité locale ba fa newoon di conseil rural de Sindia en son temps bi mu jógee foofu 2 années après en 2015 ñu def demande de bail boobu dox ba génn en 2019 ñu def demande de titre foncier demande boobu aussi aboutir donc ça nous a valu. gaaw na lool nu ngeen ko lijjantee loolu. déet Babacar loolu 8 ans la compté ko 2012 ba 2019 loolu du loolu gaawul loolu te lépp jaar yoon aussi amul lenn luñ ci lijjanti lu dul def déposer dossier fañ ko war a déposer moo xam cadastre la cadastre jaar urbanisme mu jaar ci étape yi mu war a jaar yëpp ba loolu génn. nga ne suuf si waa Ndengeleer moomuñ ko ñoom newuñ suuf si lañ moom une partie des terres la ñuy réclamer est-ce que leer na ni lii waa Sindia attribué empiété wul ci beneen commune. déedéet ndax loolu maire Sindia bi wax na ko ba mu leer. moom attesté na ne suuf soo suñuy wax bokkul ci beneen commune bu dul bu Sindia maire Ndiaganiao aussi mën na attester le contraire. mais loolu déggu leen ko. démb wax na ko sax ba ne moom dafa hérité ci problème bi. non hérité ci problème mais pas waxul dafa hérité terre. non waxuma terre bien sûr. voilà donc wax ji moom nag mënul hérité terre. voilà non dama bëgg wax ne rek wax ji moo indi loolu moo indi amalgame boobu mais buñ ko delloo ci ñi nga xamante ni ñooy autorités compétentes yi ñoo xam fi suuf commencé fa mu yem ñu reconnaître ko définir ko kooku je pense que ñun amuñu luñ ciy wax parce que fekkewuñu ba ñuy établir dëkk yi ñëw nañ ñu ne ñu fii la commencé fii la yem te loolu c'est entre autorités aussi.
léegi gis nañ ministre urbanisme dem fa démb waxtaan ak ñay kaas nee ñu tam waxtaanee nañoo ak yéen. lu waxtaan wi def ci coow li ak yéen lan ngeen nangoo bàyyi bu ko defee ñëpp gis seen bopp ci yëf yi. waaw Babacar foofu il faut ma gërëm ministre le ministre Fofana parce que aussi def na waruwaayam def na waru garam vraiment ay mbir nit bu ñu bokkee mbir dëkk ci dëkk bokk ay droit jaadu na ñu seet consensus xool ni ñuy waxtaanee ba juboo parce que aussi Sedima ci loolu rek lay dox consensus yooyu aussi mësuñu jug parce que jéem nañ ba taay wut ay nit même yu toog wax waaye am na ci ñoo xam ne dañ ne ci gannaaw dafa mel ni agenda boobu bëgguñu mu antu mais Sedima li mu pare pour wax ko te pare pour def ko mooy terrain bi nga xamante ne ni ñu ngi koy coow te ña koy coow moomuñu ko fu leen seen maire daggal suuf fii ba fu mu mënti doon Sedima pare na pour terrasser ko defaral leen ko aménager leen ko ba nga xamante ni dinañ ko mën a exploiter mais xel mënul nangu suuf soo moomul nga ñëw ne yaa ko moom parce que simplement am na loo xam ne làqu na ci gannaaw. mais ci wàllu woowu yaa ngi naan suuf si moomu leen ko pourquoi je sais pas dëgg la am du dëgg. ñoom nee nañ dañ leen doon proposer xaalis ñoom ñoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy réclamer seeni terre. maanaam guerre wala boog jéem a indemniser wala nu xam nan nañ ko mën a tuddee. loolu mënti joxe suuf si nga xamante xaalis ci ki nga xamante ne da nga naan moomul suuf si. waaw dañ koy delloo ci contexte bi. parce que aussi buñ ne guerre rek da nga koy jox suuf xam nga nit ku dem seeti nit ay nit yu dem seeti ay nit parce que du yëfu lu laxu ay nit yu jóg dem seeti ay nit te seeti boobu la ko waral à l'origine c'était du leneen lu dul dem expliquer leen projet bi lu ko tax a jóg nit mosul jóg pour dem guerre nit dañu dem pour wax leen. dañuy Babacar Ngom mi nga xam ni mooy seen PDG yéen waa Sedima moo fa dem ngir bañ coow li jóg mu génnee million ñaar xaw ma ne da koy jox gars yi pour ñu noppi. waaw loolu wax la rek Babacar xam nga ku xam Babacar Ngom du dem jënd nit ci ñaari million loolu moom wax ju ñoo xam ne te ni dafa am ci cadre bu ñu koy teg rek xam nga coow bu jibee rek lu ci waay mën a yokk pour mu gën a tàkk rek da koy def. mais joxe xaalis bi am na am amut. non proposition boobu. du proposition encore une fois de plus jóg na dem seeti ay nit ñu waxtaan mu expliquer leen projet ba muy jóg en bon voisin mu leen lii kat maa leen ko seete mais du lu muy ñëw pour négocier parce que loolu moom doo ko jënd. mënoo moom sa terrain dem c'est contradictoire mais seen taxawaay bi dafa tey xel am ngeen kayit ngeen ni waaye bu ngeen di jël di neexalaatee ba pare tey ji nee ngeen sax ci négociation yi am nangu ngeen ñu jël waa dëkk ba may leen suuf yéen ngeen terrasser leen ko xam nañ ni terrassement simp ay guy rek xaalis la loolu bu leen ko jaralee moo lay wan ni xëy na ñi seen xel tey ci ni ngeen amee suuf si teg nañ ko fu wóor. lu tax loolu yëpp. Babacar xam nga li ko waral mooy dox jàmm rek parce que bu fekkoon ne solution taxu ñu jug mënuñu yor suñu këyit ba pare di doxi di waxi dañuy dox jàmm parce que mooy li ñu gëm ak suñu responsabilité aussi parce que projet yi yañ fa am bëgguñu lu ñu ko yàqal dañ nekk ci phase d'exploitation projet bi ça fait un moment mais toll nañ ci phase boo xamante ni mëntuñu taxaw ku am liggéey nag am loo xamante ni yaa ngi ko bëgg a sàmm doo seet loo ko yàqal. di nga xool lépp loo xam ne mën na contribuer pour avancer loo ko pour permettre la nga defar ñi nga ko dëkkal nga def ko ci contexte boobu kese la mais du contexte pour. xam nga wàllu suuf mën nga am kayit mu légal mais mën na bañ a légitime itam. waaw Babacar légitimité boobu ci lay wax parce que légitimité weesuwul nga fekk àll bu ne booy bu kenn newul nga terrasser ko toog fa samp fa dalal ay nit ñu ñëw di liggéey ak yow. foofu je pense que bu ñuy wax légitimité kañ fa fekk mooy ki gën a légitime. mais est-ce que yombul aussi ngay naan ni àll bi nga xamante ne kenn béyu ko ndax guy yaa nga fa kat yaa nga fa te pourtant ci àll yooyu loolu noonu di guy yeeg kat yi ça ne dérange pas ñi nga xamante ñoom ñooy paysans yi noonu lañ koy béyee. mais ci contexte bi ñu koy delloo foofu kenn newu foon peut-être feneen. loolu dinañ ko mën a vérifier. mais contexte bi ñuy waxee mais sempe ay garab ak leen gor sax dafa baaxul cim réew cim àll. donc Babacar xam nga am loo xam ne ku bëgg dara da ngay def dara boo sempee garab dañ fay samp garab sempiwuñu rek pour sànni dañu sempi pour jëmbat parce que jëmbat boobu lu dundal doomu aadama la ñuy wax fi mu ne nii. suuf soosu lu ngeen koy doyee faf suuf soosu dañ ci fas yéene mbay bayu lépp luy horticulture. lépp loo xamante ne ni dañ ko daan jéggaani muy jóge bitim réew di jóge ay dëkk yoo xamante ni sore nañ ñu mën ko am parce que dañuy wax te Covid bi wane na ko bi Covid bi amee frontière yëpp tëj ku mënawul sa bopp doo dem
yéen xeetu meññeef la. waaw carotte nga ci tomate nga ci oignon ngi ci lépp loo xamante ni daal dina dugg ci bool bu nit mën a jëfandikoo. ñu fàttali sunu gan Moustapha Diop directeur général adjoint Sedima abattoir léegi dañu bëgg a xam itam li nga xam ni moom mooy li ngeen def ci xaalis foofa ñaata la lu ngeen suuf si lu ngeen ko jëndee terrassement ba ngeen ci def ñaata xaalis la. waaw xaalis bi te tekku na wax fa dëgg yàlla je pense que actuellement à l'heure où je vous parle on doit avoisiner plus de 500 millions de dépenses entre la régularisation du terrain et les investissements qui sont réalisés tey boo demee di nga fa fekk 3 forages yoo xam ne bu ci ne rek c'est pas moins de 75 millions te lañ fa namm def moo am solo lañ fa namm def fii ak 7-8 mois bu yàlla dogalee ñu démarrer li ñu namm def fii ak 7 mois on parlera de 2 milliards d'investissement fii ak 7 mois on parlera de 500 personnes te bu ñu demee dans une seconde phase je pense que population bi ñu bëgg ñu liggéey fa du ñuy jóge Dakar di fa dem ña fa dëkk la c'est un développement inclusif ña fa nekk des cultivateurs yàgg ci teel bu daree ñu former leen dañ leen former. waa Pastef bu Ousmane Sonko ñoom nee ñu am na ay tubaab yu ne foofa nga xam ni sax ñoom daanaka laaluñ ci suuf si laal gu tax ñuy wax samp nañ fay école ay kii dispensaire ki ñoom seen yéen ngeen ñëw rek dagg àll bi. waa dëkk ba ne ca wet ga amee yitte taxawu leen defalu leen dara. ku wax loolu kàddu googu fu mu jógee. tey boo leen demee waa Pastef bi ñu dalal fii. waaw loolu dem leen ngeen laaj waa Jilaax parce que aussi bu ñu demee laaj ña fa dëkk da nga xam Sedima lu mu fa def ak lu mu fa deful li particularité Sedima nag mooy du def di wax Sedima yaakaar naa ne mosu leen ko dégg mu yenn affiche doo leen ko dégg parce que la ñuy def duñ ci jug. te comme je dis dañu tàmbaleegul mais bés bu ñu tàmbalee yaakaar naa ne lépp li ñuy yéene ci askan boobu ci contrée boobu day lu ñuy def en toute responsabilité waaw. seetlu nañ ne wax nañ ko sànq. ministre Abdou Karim Fofana muy ci médiation démb la fa def mais am na médiation bu jiitu booba. xëy na jarul ñuy tudd tur yi. est-ce que médiation boobu ak bii nii benn bi la wala. continuité la rek xam nga waxtaan moom du doy ku ci ne bu ñëwee indi lay defar dañuy boole yëpp rek. xool la ciy jëriñ ñu adapté ko mais ñun duñu tàyyi di ubbi suñu bunt ku ci jàpp ku ne pour ñu waxtaane ko on est ouvert on est disponible disposé mais du new ñu daal ci logique gu. mais est-ce que ouverture tëj nañ suñu buntu. ouverture boobu ak ni ñu la déggee ngay wax on a l'impression que yéen fi ngeen taxaw du ñu cédé dara. non xam nga booy cédé. day fekk xam nga logique nanguwul tey nga dem ci ñëw Médina fii ñu daggal lu suuf waa plateau jóge plateau ne dañuy ñëw fii ñoo ko bañ la ko daggalee nga abal leen ñu utiliser ñëw ba jëmm jamono ñu ne ñoo fi dëkk ñoo ko moom. yow noonu nga ko gisee mais noonu ñoom waxee wuñ ko noonu. mooy li am. pour yow non mooy li am. dëgg benn la du ñaar du ñett mooy li am bu leneen amoon ma wax ko. mais mooy li am. te dëgg nanguwul aussi nit ne la kaay ma dëkkal la mu jox la suuf nga jël suuf soosu jox ko beneen village loolu buñ ko defee sax problème ba mu nar a jur c'est un problème administratif c'est un problème de cohabitation parce que ña moom dëkk ba ñi moom suuf si il faut que Moustapha Diop waa Jilaax la il faut que ñu taxaw ci vraiment anam yi ngeen amee suuf si ndax nee ngeen amum suuf geek terrassement bi 500 millions la suuf si sax bu ngeen ko jëndee woon 500 millions moo lay wan ni 200 ñeent fukk ngeen jëndee mètre carré bi. ci lim leen nar a jural ci xaalis ci milliards ni ngeen amee suuf si dafa yomb lool tey na xel lool. waaw Babacar xam nga ñun définir ba pare titre foncier. waaw Babacar ñun définir njëgu suuf xam nga ñun defuñu lu laajte bi ñu laajtee ñu jox ñu bi ñu joxee bu waxtu fay jotee buñ ne ñu lii ngeen di fay. est-ce que joxin wi jaadu na aw na yoon loolay coow li. mais Babacar ñun joxuñu suñu bopp. ñun dañuy def demande. yéen ñi jël ak ñi leen jox yëpp la ñuy interpellé ci nan la ñu mën a jël hectares yu tel noonu ay hectares joxe leen ko ci anam boobu te li ngeen ci investir boo ko booleeg ni ngeen amee suuf si 500 millions képp la. non dama ne déet Babacar déet waxuma loolu dama ne fii mooy wax ak yow parce que démarré guñu projet bi ci phase 2 nee na phase 1 bi c'est entre 2 et 3 milliards d'investissement. niñ ko amee encore fois de plus amul lenn lu ci leerul tey domaine boo demee ci
les livres des impôts et domaines, cadastre, entre autres, tout est documenté. Encore une fois de plus, nous sommes des citoyens sénégalais. Citoyens sénégalais, bu soxlaa day laaj bu laajee ñu jox ko c'est pas la première fois xam nga tey Sedima la ñuy wax mais il y a combien d'investisseurs étrangers yu ne fii di def li Sedima bëgg def kenn déggu leen kenn gisu leen sur des dizaines et des dizaines et des dizaines je dirais même des centaines d'hectares nañu delloo wax ji caw fañ ko war a waxee Sedima c'est une entreprise sénégalaise gérée par des Sénégalais et qui veut faire travailler une communauté sénégalaise li ñuy def génnul Sénégal. mais est-ce que bu mbirum Sedima indee coow yeneen yi indiwul coow loolu am li mu firnde. non parce que Sedima la rek je pense que am na ci loo xamante ne ni aussi du lu ñuy toog di spéculer mais la ne ci gannaaw agenda caché ya ne ci gannaaw yooyu yëpp xam nañ ko mais duñ ci wax parce que du lu ñu yitteel ñun li ñu yitteel Sedima am na 46 ans tey. après 46 ans agenda caché looy pointé du doigt côté boobu. après 46 ans d'existence. je pense que war nañ xam kan mooy kan mosuñu dégg Sedima ci coow. te pourtant suuf c'est pas la première fois tey boo duggee ci àll boo duggee ci àllu bayaax bi il y a énormément de fermes yoo xamante ni Sedima ko moom suuf si ci àll bi ay délibération lay faral di doon te ñi dëkk ca gox ba ñoom ñooy ñi war a jot délibération yi mais Babacar Ngom dëkkul Ndingler dëkkul Jilaax Babacar délibération tey boo demee yow laaj ko Tambacounda ñëw indil leen projet boo xamante ni projet de développement la du ñu la dëkkoo fi parce que Sénégal la ñuy wax aussi c'est vrai qu'on parle beaucoup de décentralisation mais nous restons tous des Sénégalais donc fu ko nit mën a laajee am na ci yelloo na ko ñu jox ko la mu laaj loolu moom je pense que xel nangu ko sax parce que ay Sénégalais rek ay waxtaan. jërëjëf Moustapha Diop. jërëjëf Babacar ñu fàttali ni yaay directeur général adjoint Sedima abattoir di benn ci bànqaasu groupe Sedima ñu doon waxtaan ak yow kon coowal suufas Ndingler ngi ne nga sax du Ndingler Jilaax la ñaari ko dëkk yi sax ñi ngi naan ku ne yaa moom fii la rëdd wi yem ak ñoom seen mbir mu compliqué waaye ay tànk jàmm am na ci ñuy xaar fu muy mujjee jërëjëf mbokk yi ci ànd bi ngeen àndandoog ñun mu nekkoon RFM matin ci 6 heures bi léegi ngeen ànd ak ñun yendoog jàmm. La chaîne du rapproche de la réalité.